voilà donc ñuy waxtaanee tey mosquée de la divinité ak itam histoire bi nga xamante ne moom moo làmboo boobu la bërëb. voilà mosquée de la divinité comme ni ma ko waxee nekk benn mosquée boo xamante ni mi ngi nekk fële ca Wakam fa lañ ko sanc nekk ci corniche bi. dende ak li nga xamante ni mooy monument de la Renaissance. alors mosquée de la divinité nag ki ko taxawal mi ngi wuyoo ci turu Mohamed Seyni Gueye. moom Mohamed Seyni Gueye bi muy taxawal mosquée bi ci gént la ko dikkee. en 1972. la tëdd gént suñu borom won ko mosquée bi comme ni mu mel ni ko nit ñi di gisee. mu mel noonu ci gént gi. bi mu yeewoo mu mel ni dafa am lu koy guider muy di dox ba fi nga xamante ni mooy Wakaam fii mosquée bi nekk actuellement bu mu yegsee ba foofu mu gis ci kaw asamaan si mosquée bi gisaat ko ci comme ni mu ko gisee woon ci gént gi nee na mu xam ne nag kon foofu la war sànc li nga xamante ni mooy mosquée de la divinité ci noonu la ko tàmbali mais laata mu koy tàmbali sax am na histoire boo xamante ni jot na ci am xam naa dañuy dem parce que defoon nañ ci benn reportage foofee ca biir Wakaam ñu dem déglu ki nga xamante ni mooy Sang Gueye moom moo fa nekk di dalal nit ñi bi ñu ñëwee ñu dem déglu ko ñëwaat ci plateau. waaw mosquée de la divinité histoire am ku ñuy wax sang bi Mohamed Seyni Gueye xalifatullahi fil ardi moom moo am baatinu mosquée bi xam nga tey jii nii yow tey jii mën nga am sa xaalis rek nga ne da ngay tabax juma wala benn pays jóge fële ñu ne ñoom dañuy liggéey juma c'est différent que ak juma joo xamante ne nag ndigalu yàlla suñu borom moo la sant nga liggéey ko sang bi neen dafa tëdd guddi la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 juin en 1973 suñu borom wan ko juma ji si baatin nee na mu siggi di xool première asamaan ñu ne ko xoolal première asamaan nee na mu xool ko ñu wan ko bi juma ji benn maquette ñu ne ko dañ koy wàcc topp ko nee na mu topp ko di daw nee na xoolul sax si suuf mi ngi xool si kaw rek buggul jumaa ji rëcc ko nee na mi ngi ko topp di daw bi mu ñëwee ba agsi ba si fii nii si corniche bi si la jumaa ji wàcc fii nii nee na bi jumaa ji wàccee nag moom tamit tellement que jumaa ji ni mu rafetee ak ni mu yéem affaire yooyu moom tamit mu ne allahu akbar pour màggal suñu borom pour wane ni jullit bu gisee lu koy yéem day wax allahu akbar màggal suñu borom nee na après si la jaar si escalier fii nii temps yooyu fii montagne la si la jaar si montagne mi wàcc bi mu wàccee ñëw ba si porte principale bi si la xool si kaw gis ñu bind si allahu akbar en lettre d'or xam naa nag allahu akbar xelam dem si allahu akbar bi mu xool mu ne ko lii du hasard. d'accord mooy allahu akbar bi nekk si porte bi foofu. mosquée de la divinité ak inspiration divine bi. voilà mu indi mosquée de la divinité. waaw mais jumaa ji sax mi ngi tudd masjidu rabbani lañ koy wax waaye mosquée de la divinité xam naa inspiration divine bi mu waral mosquée de la divinité. waaw nit ñu bëri ñi di romb fii nii bu ñu gisee mosquée bi dañuy yaakaar ni mosquée bi mosquée Laayeen yi la alors que ne déedéet mosquée bii nii mbooloo mi fi nekk mi ngi tudd Nabi Allah la mbooloo mi tudd waaye nag si biir mouvement Nabi Allah boobu noonu am na ay murit si biir am na ay tijaan si biir am na ay Laayeen si biir am na ay xaadir si biir mbooloo mi mbooloo sareetu Muhammadiya la mbooloo mi du mbooloo tarixa kii jiite mbooloo mi ngi tudd Mohamed Seyni Gueye xalifatullahi fil ardi moo jiite mbooloo mi fii nag du jumaa Laayeen déedéet jumaa bi mouvement Nabi Allah ñoom ñoo ko liggéey. mosquée bi liggéey bi ñu ngi ko tàmbali le 20 mai 92 mais mi ngi jeex 1er octobre 97 ñu ngi ko liggéey si 5 ans 5 mois waaye li gën a yéeme mooy liggéey bi amul benn pays bu nekk extérieur boo xamante ne yaa financé travaux yi nekkul gouvernement du Sénégal tamit moom moo financé travaux yi déedéet julliti yàlla yi ñoo si dugal seen loxo jullit yi ñoo si def seen participation waaye li gën a yéeme mooy ouvrier yi doon liggéey si jumaa ji daawuñu woon fay kenn ñëpp ngir yàlla ñu doon liggéey sa kër ngay jóge jël sa paas ñëw ba fii liggéey si soo paree jëlaat sa paas dem ñibbi si lépp pour aussi ndimbal yàlla ak xam màggaayu jumaa ji ak yaakaar bi fi nit ñi am moo taxoon ñoo luñ ko liggéeyee si 5 ans 5 mois bi ñuy liggéey jumaa ji nag sang bi dafa am lu mu fi garanti woon daane suñ borom xamal na ko ni bu ñuy liggéey jumaa ji diiraa bi ñu koy liggéey ba bu muy paree duñ toog mukk ñu ne tey suuf manqué na wala ciment manqué na matériel manqué na non waaye tamit kenn du fi gaañu kenn du fi dee ñett yi la fi garanti woon ba jumaa ji bi muy egg kenn gaañuwu fi kenn deewu fi bi jumaa ji sottee sang bi suñ borom moo ko xamal si baatin ne ko képp ku fi dugg si julli si àjjuma na sol yére bu weex
loolu nag ndigalu yàlla la du ndigalam du bëgg-bëggam ndigal suñu borom moo ko jox ndigal de sa fen nag léegi nag fii képp ku fi julli si àjjuma boo ñëwee yére bu weex ngay sol comme ni ma solee yére bu weex nii voilà même boo fi ñëwee sax amuloo yére bu weex ñun am nañ fii nii ay yére bu weex propre tout neuf mu lañ lay jox nga sol ko nga dugg julli soo jullee ba pare nag soo paree nga delloo ko comme que bi ngay ñëw xamoo ne woon yére bu weex lañu sol comme ça prochaine fois boo ñëw nga indaale sa yére bu weex sa yére bopp. voilà. moo nekk foofee ca mosquée de la divinité ku ñëw bëgg xam histoire bi ci moom ngay jubal bu fekkente ni xalif bi nekku fa d'ailleurs xalif bi sax ñu ngi koy remercier bu baax di Mouhamed Nabi Guèye moom mooy doom ci Mouhamed Seyni Guèye mi nga xamante ni moo sanc lii di mosquée de la divinité ndax démb bi ñu fa demee moom lañ woo moom moo ñu booleex sang Guèye mii nii alors comme li mu wax ci li nga xamante ni mooy reportage mooy li ma doon wax sànq mosquée bi maanaam ci gént la ñëwee ki nga xam ne moo ko sanc di Mouhamed Seyni Guèye bi mu yeewoo di topp di dox ba yàlla indi ko foofu ca Wakaam mu teen ci asamaan si gis mosquée bi ci kaw asamaan si comme ni mu ko génte woon moo xam ni foofu la koy sanc fi mu ko sanc nag ay montagne la woon mënuñu fa woon def dara parce que Abdou Diouf bëggoon na fa def li nga xamante mooy ab hôtel xam nga corniche bi sax boo xoolee léegi foofu yëpp ay hôtel la mais Abdou Diouf bi mu jëlee ay entrepreneur ñu ñëw dañ ko xamal ne fii mënuñu fi tabax dara parce que ay roche ñoo fi nekk ndax gént na ko en 1972 ba 1992 lay doog a am ndogal bu jóge suñu borom mu wax ko ni li nga géntoon 1972 jox naa la ndogal pour nga tabax ko muy jumaa ji alors bi mu demee nag di ut autorisation ci Abdou Diouf ne ko foofu mënul nekk parce que man mii bëggoon naa fa def li nga xam ne mooy hôtel mais ay roche lañ ma wax que moo fa am mu xamal ko ni moom li mu fa bëgg dina ko fa def ndax ndigalu suñu borom la Abdou Diouf jox ko autorisation mu dem mooy kéemtaan gi rek bi mu demee nee na ci bi ñuy def fondement jàkk ji di mosquée de la divinité suuf bu nooy moo fa am alors que loolu ay roche kese la woon mënuñu ko woon gas auparavant mais ñoom bi ñu def seen fondement suuf si dafa nooy lool ñu def ko fondement bu jaar yoon aussi leneen loo xam ne lu yéeme la mooy moom mi nga xamante ne mooy Mouhamed Seyni Guèye loo xam jotul woon ci ginnaawam bi muy tabax jàkk ji nag suñu borom xamaloon na ko ni jàkk ji dina ko tabax ba pare te du si am benn problème dara du manqué te ni mu ko waxee woon noonu la amee ndaxte nit ñi dañu doon jógee fu nekk ku ñëw dugg si sa loxo ouvrier yi sax yi fa daan liggéey am na ñoo xam ne Ngor lañu daan jóge dox ba Wakaam bu ñuy ñibbi sax duñu am paas mais l'essentiel en est que jumaa ji tabax nañ ko ba mu yegg te amuñu benn problème ci wàllum koom alors jumaa ji nag boo xoolee ñaari étage ñoo fa am ci rez-de-chaussée bi góor ñi ñoo fay jullee ci kaw jigéen ñi ñoom ñoo fay jullee en plus chaque mercredi dañ fay amal journée de prière yoo xamante ne dañuy ñaan Sénégal jàmm am fi ak ñi nga xamante ne dañoo nekk ci jafe-jafe dañuy dem di fa ñaan seen soxla suñu borom fajal leen ko bu weesoo loolu aussi muy julli vendredi bi parce que foofu ñeenti imam moo fa am léegi julli vendredi bi imam bu nekk di nga jiite 2 vendredi ndax ñeent lañ ku si nekk am nga dinañ la jox sa chance nga jiite 2 vendredi après keneen ki ñëw mais aussi beneen secret boo xamante ni am na ci biir jumaa ji mooy place bi nga xam ne kii jiite fa lay taxaw boo téenee da ngay séen asamaan si directement waaye dañ ko tëj instant bi nii ndaxte bu tawee forcément ndox bi daf fay dugg foofu rek la ñu changé waat ci jumaa ji mais ni ko Mouhamed Seyni Guèye gisee woon ci gént gi noonu la mel toujours mais place boobu sang nee na lu fa waay ñaan ci kàttanu suñu borom da nga koy am ndaxte baatin moo fa am bokk na ci sax ay mbër yu bëri ba ci ki mujjee bëri di Modou Lo moom nee na Modou Lo ñëw na fa bi nga xamante ni combat am des na 1 semaine parce que dañ ko ne foofu boo bëggee nekk roi des arènes mën nga fa dem nga ñaan sa soxla yàlla dina la ko defal ñëw na fa ñaan na pour nekk roi des arènes suñu borom defal ko ba ci biir jumaa ji aussi ki nga xam ne mooy Mouhamed Seyni Guèye di ki ko sanc moom mi ngi génn àdduna 2007 fële ca Maroc mais ci biir jumaa ji foofu lañ ko denc boo demee mausolème fa la nekk ñu bëri dañ fay ñëw di ko ziar aussi foofu li muy rëy yëpp benn kër moo fa am kër googu ki daan garder matériel yi nga xamante ni moom lañ daan tabaxee jumaa ji moom moo fa dëkkoon ndax léegi génn na àdduna mais léegi doomam di sang Guèye mi ñëw gis ci reportage bi moom moo fa dëkk ak ñi nga xamante ne mooy ay njabootam moom moo continuer li nga xam ne moom la waajuram commencé woon mais maanaam garder jàkk jeex ku ñëw bëgg see xam histoire bi mu nettali la ko dëgg la man am naa chance
julli fa àjjuma ak samay ay xarit dem rek man moom ñoo ma ko benn àjjuma rek ñu dem fa et tamit bijou bi ko Thierno daal di takk sëy bi foofu la woon foofu lañ koo takkee dégg nga dëgg la xam nga tey jii man li ma ci lenn rek laa ci wax mooy que damay interpeller waat l'état du Sénégal parce que ay sites dañ koy jox gëddëm histoire boobu ñu ngi koy wax mais tey jii bu nekkul journaliste yi nii keneen xam ko journaliste yi ñooy dem xool génne li nga wax ni et loolu man je me demande anu ministère de la culture parce que lii amuñu Abdoulaye Wade créé woon na ko ministre chargé des affaires religieuses créé woon na ko après ñu dindi ko mais comme que léegi loolu yii ay site la c'est le ministère de la culture ñoom ñoo ko war a kii valoriser parce que damay wax xam nga Sénégal ci wàllu culture ci wàllu site yi Sénégal mën na ci am mën na xëcc tourisme bi ba tax na yu mel nii buñ ko jëloon valoriser ko wax histoire bi di koy nettali kii nekk tubaab bi nekk fële ou bien ki nekk feneen day am day ñëw bëgg ko gis ñun bi ñu demee Caire xam ngeen ne am na fa ay mosquées yoo xam ne mais c'est historique mais boo gisee Égypte Caire mu bari ay touristes lan moo tax parce que les sites historiques la am na fa ñetti ñett Al Azhar bu Mohamed ak mosquée Mohamed Ali ak mosquée Toulouse ñoom ñëpp ñu ngi nekk ci benn secteur gis nga bu Mohamed Ali bi moo ci gën a fës boo ñëwee booy ñëw di dugg ci biir bi dafa kawe da nga koy gis ni nit yi boo fa demee da ngay gis nit ñi da nga koy gis nu fa nit yi bare dem di koy visiter Al Azhar xam ngeen ne moom mooy kii wu université Al Azhar Sidi Lamine dem dégg nga foofu la kii kon nag c'est pour dire tout simplement mosquée boobu dëgg la dañ ko war a maanaam jox gëddëm bi mooy lan mooy wax lii histoire bi dégg nga nettali ko jàngal ko tamit suñuy doom yi surtout pour ñu xam lii fii lii parce que kooku ni mu def ba xalaat gént def yooyu yëpp histoire la loolu la xam nga ñun réew mi Sénégal dañu am loo xamante ni suñ ko xamoon rek macha allah dama dem dégg ci sëñ Mansour mu ne am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko moo ko gën Serigne Mansour moom sax ngay wax moom daan na faral di dem foofu ci mosquée de la divinité moom di fa ak dayo bi mu am di fa julli di fa ñaan suñu borom te aussi beneen affaire expliqué nañu nettali nañu ko moom sang nee na sëñ bi su fa daan ñëw Serigne Mansour c'est vrai que otoom la daan indi mais daawul sax bëgg dugal otoom ci biir da daan wàcc ci escalier yi fa montagne yi nekkoon te day summi ay daalam wàcc di dox ba dugg fi nga xamante mooy ci biir jumaa ji ngir ñaan fa ay soxlaam pour wan la gëdd bi nga xamante ñoom aussi suñu kilifa yooyu joxoon nañ ko amoon nañ ko ci li nga xam ne mooy mosquée de la divinité ak ki ko taxawal di Mouhamed Seyni bi waaw xam nga affaire culture islamique comme Abdoulaye Wade dañu mu tëral la moom nga xam ne dafay am ministère buy saytu ci wàllu culture ñun suñu culture dañ ci xaw a génne wàllu tuuti culture islamique te réew mi culture islamique daf ko taaral taar bu yaatoo béréb yu ci bari soo fa demee nga gis fa lu la yéen ci wàllu culture islamique te tamit mu ay ngëneel yoo xamante ni mën naa jëriñ àddina bépp loolu dañ cee war a wagal li mu wax également lu am solo lu fekk amul benn tarixa boo xamante ne yaa ko moom kii konk ku ci nekk boo bëggee ñëw mën nga ñëw également ci ni ñu ko déggee boo am bu fekkee beneen diine nga bokk sax boo amee ñaan wala soxla boo bëgg di suñu borom boo ñëwee ñaan ko fa également mu voilà foofu laa bëggoon ñëw sax parce que ñu bëri sax ba ci man noonu laa mosoon jàpp que
divinité laayeen yi ñoo ko moom mais en réalité communauté la boo xamante ni nabi yàlla la tudd ñoom yàlla yonent bi moo leen tax a jóg ci biir communauté boobu ñëpp a ngi ci biir et puis chaque vendredi bu ñuy julli ñoom ñëpp lu weex la ñuy sol ñu ngi en tout cas Sang Gueye ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci dalal bi ñu dalal yaatal bi mu ñu yaatal di def aussi benn di lancer appel yeneen site yi nga xamante ni des fois dañ fay bëgg dem mais duñ ñu ko yombalal mais nañ ñu si jàppale bu baax parce que suñu liggéey la ñuy def te lii dafa bokk ci li nga xamante ni dafay retracer waat histoire Sénégal. D'accord en tout cas indi na lu am solo bu baax a baax ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax moom Fatou Ka ñëw ànd ak Mbaye Babacar ci rubrique li woon démb.